ñu dem. No face undercover. tàngal bége jinjeer boisson punch ak ndoxu waalo ñoo leen di may seen émission ndekki li ndax moo di émission nalité yi 98.5 dellu seeti seen émission di leen bëggeeti di leen nuyooti di leen ziarati di amati mbégte nañu koy amee suba su ne bu nu xëyee di àndandoo ak yéen te xam ngeen ne tey le jeudi c'est le dernier numéro de la semaine pour votre émission ndekki li pour le dernier numéro on met le paquet n'est-ce pas Oustaz Maodo Faye nuyu naa la bëgg naa la ziar naa la noo def ak suba si. ñaata nuyoo nga ma nuyoo. ah bëri na de. nuyu naa la ziar naa la. bëgg naa la noo def ak suba si. yooyu yëpp pour mën ko tënk la. loolu lépp nag maa ngi fi rek. voilà yooyu yëpp maa ngi fi rek mooy tontu. waaw jërëjëf waaw. kon jarul woon kon may dugg ci yooyu yëpp. man tamit jël ko xam nga yow moom yenn saa yi yaay dugg fa la kenn duggul. wallaahi yow da ngaa lëj. dama compliqué trop vraiment bëgg yu compliqué. ah waay sëñ bi ne ma rek salaamaaleykum man maaleykum salaam. vraiment man vraiment quoi xam nga loolu sax moo daanaka loolu moo gën. moo gën tax sax. oui am na benn dégg naa ñu am na benn homme de tenue bu jàppoon benn waaye naan noo tudd ma naan ko Modou Matar Dieng yow tudd toll na kilométrique. kooku du fa gaaw a jóge de. waaw policier bi di bind tur bi bu loolu policier bi ne ko xaaral jékki-jékki rek mbéj sa waay quoi réel noo tudd mu ne ko bàcc. c'est comme ça moo tax salaamaaleykum maaleykum salaam rek. sas tey foofu rek nga ful la. waaye maaleykum salaam tey rek tey du ma sori tey moom nañ bind bàcc rek. macha allah mais amati mbégte bu baax a baax. mais maa ngi lay ziar bu baax. tey mooy émission mujj bi ci semaine bi. waaw mais waaw ñu def ci lañ ca mën rek. incha allah du noonu. waaw jërëjëf am na ku ma wax démb ne ma Nicolas lakkal na la boo solee dara mu wax ko ma ne ko daal yi sax da koy wax. bilaay walaay tawarkal la. sas nag sabadoor bi tamit boo xam naa boo ko paree rek. macha allah mais déet waxuma la woon bii. dama laa nett li ne nee nañ ma. lu ma fi sol mu moo tax ma profité ci occasion bi tamit pour mën la wax ne bii la sabadoor boo ko sumee rek man itteewoo naa ko trop. mais est-ce que yow xam nga li ngay fawee nii dëgg la ci yow loo dégg mu siiw. bilaay walaay yow doo nettali nag. dëgg la mais boo ko déggee da ko. c'est compliqué ñu ngi nuyu mbokk auditeurs yi ak mbokki internautes yi nga xam ne jamono yi ñu ngi en direct ci sunu chaîne YouTube Sud FM seen rajo bu ngeen ca duggee rek ñeen daal di ñuy déglu en direct wante it sunu page Facebook maanaam yéen ñii nga xam ne yéen a ñuy topp ci sunu page officielle Facebook di Sud FM seen rajo wala sunu chaîne YouTube Sud FM seen rajo fu ngeen ca dugg rek jamono yi ñu ngi fa en direct ndax fii mooy ndekki li fii mooy émission nandite yi et c'est l'émission leader ñu ànd ak les sponsors leaders avec les auditeurs leaders sur la chaîne leader. On n'est jamais leader par hasard. Et puisque Dakar n'est pas le Sénégal, mais loolee oustaz ñu naan mission de service public Sud FM da ko amee bu baax a baax man nag dem ci insister lu bëri mission de service public boobee puisque dama koy répéter Dakar du Sénégal wante it surtout ñi nga xam ne danoo soxla it ñu jottali seen i kàddu ci wàllu information yéen da ngeen fi nekk di informer information yi nag dafay yaatu benn ngi boo xam ne dama ko gis rek ak Alioune Barara Socé ñu ne lii daal foog ñu wax ci ngir oustaz Maodo Faye bu ci waxee du ñàkk kilifa yi dañuy bàyyi xel bu baax a baax ay kàddu oustaz Maodo Faye danañ ci gën a bàyyi xel Batupa Camaracounda benn commune la commune boobee amuñu courant mu doon lu yéeme du ñu ne ñoom kese la ndax am na ci yeneen waxoon nañ fi ñi nga xam ne amuñu ndox ba bés bi ñuy wax te ñu ngi doon màggal ndox ci àdduna bi bu yàggul wante courant boobee ak waa Batupa Camaracounda amuñu ko dama bëggoon ñu dem fekk ji fa Ignace Ndeye du sunu ndaw la ñu toogal ca Ziguinchor mu nettali ñu na mu demee pour camper débat bi ñu dellu siti bu baax a baax Ignace Ndeye à Ziguinchor. commune bi ak ñaar fukk ak ñeenti village yi bokk na ci commune yu néew yu nekk fii ci réew mi mun nañu jàpp ni sax mu di guléet fii ci diwaanu Casamance yi nga xamante ni ba léegi amul courant Batupa Camaracounda ak i commune am ba léegi nekk ci lëndëm di jafe-jafe yi nga xamante ni askan bi ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax ñoom ñi daal di jaaxle ñàkkum courant bi nekk jafe-jafe yu tar ci gox bi ni mel naka la ko maire commune Malang Gassama daal di xamle. effectivement comme noo ko waxee Batupa Camaracounda commune boo xam te ni 24 villages la am mais aucun village benn village amul électricité loolu vraiment problème la ci jamono bu ñu toll nii population solo na électricité parce que électricité actuellement ki vie bi la bokk ki dund bi la bokk n'est-ce pas alors on ne peut pas vivre dans cette obscurité on ne peut pas vivre dans ce manque d'électricité parce que population bi soxla na électricité pour ñoom tamit ñu taal courant comme yeneen population. tey jii ñàkkum courant ëlëb na xel yi ci gox yi nga xamante ni askan bi sax ñu ngi tàmbali di dellu si ci boor yooyu di processus de retour bu ñu tàmbali ci jamono yële ñu génn ñu bëri daal di ko rafetlu waaye tey jii askan bi fekk baax ci Batupa Camaracounda nëbbuñu li nga xamante ni moom mooy seen njàkkare waaye tamit li di seen mer
ci ñàkkum courant bi. courant électricité Boutoupa Camaracounda. donc c'est dire que frontière bi sorewul donc loolu moo tax ñu war a am éclairage ñu war a am yoon yu baax n'est-ce pas pour que mobilité bi déplacement bi yomb ñu war a am électricité pour que vraiment xale yi tamit mën a vivre comme yeneen xale ñu nekk yeneen communes yi. Boutoupa Camaracounda nekk ba léegi ci lëndëm lan moo waral ba léegi gox bi ni mel mënul am courant. mun nañu xalaat peut-être bu njëkk ba bu ñu ma expliquer ni manque de sécurité la moo tax équipe yi ñëw ñu kii bon naa comprendre mais actuellement léegi fu ñu toll nii boobu insécurité amatul fii commune Boutoupa Camaracounda. armée sécurisé na loolu tout le long de la frontière fii ci commune bi nekk ci commune Boutoupa Camaracounda. kum courant bi mun nañ cee toftal ñàkkum ndox mu neex boole ci tamit yoon yu bon yi nga xamante ni moom ngay jël pour dugg ci dëkk bii di Boutoupa Camaracounda. tey jii commune bi ak ñaar fukk ak ñeenti village yi nga xamante ni ñoo ko wër di fexe ni ñuy amee beneen taxawaay ginnaaw jafe-jafe fitna bi nga xamante ni laal na bu baax gox bi tey jii Boutoupa Camaracounda mu ngi taxaw di séentu di laaj nag kañ la ñuy jóge ci jafe-jafe yi tënk koom-koom bi jóge ca Boutoupa Camaracounda Ignace Ndeye pour la rajo Sud FM. jërëjëf Ignace Ndeye di sunu ndaw la ñu toogal ca Ziguinchor demaloon ñu foofee ca Boutoupa Camaracounda commune boobee nga xam ne mu nga ca Ziguinchor te mos ñoo am courant mu doon lu doy waar waa commune ba di laaj kañ la ñoo dund am courant parce que amul courant de doo am leneen li ci tegu yëpp même ndox sax mën na laa jafe. oustaz ndakate ci mim réew Sénégal fan yi weesu ñu ngay wax ne am na ay gox ak goxaat yu ne fii biir Sénégal amuñu ndox nakate ci mim réew it 2021 am na ay goxaat lu ñu naan commune quand même xam nga commune dem nga ba tollu benn level. wante nakate yow commune sax amoo courant. wax xam nga loolu bari na nag ci commune yu bari même ci centre Sénégal sax ci Kajoor am na fi dëkk yoo xam ni amuñu courant ba léegi te li ci gën a doy waar sax da ngay dem di dugg ci dëkk yi am dëkk boo xam ne bii day am courant ñu mel ne dañuy jël beneen oto yi romb leen de. am ci beneen boo xam ne bi day am électricité oto yi jaar ci wetu beneen dëkk bi te benn bi du am. am na nag ñu ne yooyu ay raison politique moo koy faral di amal ak yu demee noonu wala ñu nu fal ñu am daal ay xëccoo yu dox ci seen diggante ñii di am ñii di bañ a am mais dafa am lu ñu tudde woon ASER mooy agence boo xam ne bi dafay liggéey ci électrification rurale maanaam fexe ba àll bi am courant évidemment am na ay jéego yoo xam ne def nañ ko waaye nag des na lu bare parce que xam nga Senelec dañu changé directeur gannaaw ba fa Makhtar Cissé jógee léegi Biteye moo fa nekk Biteye nag amoon na benn programme boo xam ne bii moom yaatu woon na lool bu mu doon def pour gën a fexe ba atteindre gox yu bari ba liggéey bi nekk lu mucc ayib mais jusque là am na ay béréb yoo xam ni comme 20 et puis li mu wax dafa garaaw 24 villages la wax ñaar fukki dëkk ak ñeent yoo xam ne yi benn amu ci courant là c'est trop c'est trop parce que nëga ni comme ni nga ko waxee léegi ni waroon naa fekk ñu romb fii bu yàgg a yàgg et li ci gën a garaaw itam mooy xam nga sax moom communes yi la wax mais même dans les grandes villes am na foo xam ne fi éclairage public bi baaxul na ci dëkk yoo fii nii ay Thiès ay Louga ay Saint-Louis am na yoo xam ne boo duggee ci dëkk bi ni yore oto guddi dawal guddi da ngay dawal nii gis kii ak sa ay faar yi ngay dawal mais da ngay xam ne dëkk bi leerul kon loolu tamit wax dëgg yàlla daanu nag dajul suuf mais war nañu gën a baral seen loxo gën a tamit yaatal seen politique bi nga xam dafa jëm ci électrification rurale ndax am na agence boo xam ne ci loolu lay liggéey mais jusque là il y a eu am na ay failles daal yu ci nekk. Très bien kon en espérant que le message est passé ni ma ko waxee ca njëlbeen ñun dañoo am it mission de service public moo tax yenn yi man bu ma ko déggee rek dama naan il faut que ñu taxaw ci wax ko ba ki ñi nga xam ne dañu ko war a jot daal di cay jot kon nag ñu bàyyi ci xel foofee ca Boutoupa Camaracounda te du ñoom kese bëri na ci biir Sénégal ñoo xam ne ñun bu ñuy xëy di am ndox wala ñuy am courant wala ñuy am piste yu ñuy jaar maanaam tali ak yeneen ndakaaru fii ndakate ñoom biir Sénégal amuñu loolee lépp ci xéewal wala loo xam ne day doxal seen dundin ñu koy dund donc laaj na ñu leen di gën di bàyyi xel di leen gën di jege di gën di améliorer seeni conditions de vie ndaxte ñoom itam ce sont des Sénégalais et Dakar n'est pas le Sénégal n'est-ce pas 98.5 11h17 Sud Quotidien nag la mu xëyee tey di yéenekaayu groupe Sud Communication
mooy na ma ko defee woon démb mbirum politique xëyee affaire Sonko donc wax ci recours en annulation des poursuites contre le leader du PASTEF l'affaire Sonko retourne à l'Assemblée noonu la ko Sud Quotidien xëyee tey maanaam lépp li nga xam ne dafa amoon ca mbirum histoire Sonko bi te ñu demoon Assemblée nationale boobu Assemblée nationale dafa mel ni dañu faa dellu député yi fas yéene ci lenn ngir oustaz daal dafa mel ni jamono yi affaire yi daal lépp dañu nekk di ko teg ci suuf il faut que yëpp sedd léegi benn instant sax est-ce que histoire bi tàmbale woon sax bi indi woon coow li yëpp ak problème yi yëpp xam naa histoire boobu sax dañ koy mujjee bàyyi mu sedd parce que là actuellement dañu nekk ci seddal quoi na lépp sedd. waaw na lépp sedd gi xam nga jiitu tàmbaliwul ci assemblée nationale mi ngi tàmbali woon ci kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñeneen ak ñi nga xam ne tam am nañ kàddu kenn ku nekk jóg di wax gannaaw ba manifester yi amee parce que léegi li am na ba pare wolof dafay wax ne gannaaw ndox tuur na ba noppi moom bay boo rek la ca tegu ñëpp xam nañ ko. mais de toutes les façons recours yooyu la njëkkoon nañ ko def sax ci conseil constitutionnel moom mu ne dafa incompétence la ci am par exemple pour mën a juger yooyu yu demee noonu. léegi assemblée nationale bu ñu ko fa yóbboo. pour ñu bàyyi topp gi ñuy topp ki nga xamee ne moom moo di Ousmane Sonko d'ailleurs loolu assemblée nationale am nañ ci droit def ko parce que député yi am na loi boo xam ne bii may na leen. ñu def loolu teg ko ci taabali Moustapha Niasse. léegi nag il y a un problème moom mooy am na ñu am majorité mécanique est-ce que la majorité va suivre. wala déet majorité bi kañ lay suivre yow majorité bi tamit am nañ ku ñuy déglu bu kooku ne prip ñu ne prip léegi kooku ne prip jamono ji moom dafa nekk ci seddal jamono ji lépp loo xam ne dafay seddal affaire yi. très bien moom ci loolu yoon boobu la nekk da ngay xam ne majorité mécanique boobu forcément ça va suivre c'est comme lettre à la poste. instant bii nii tàngal ba ñu nekkee woon boobee. di jaay kii léegi dañ koy daal di seddal ba mu sedd. yàlla sa gëm ñu am barke su amee loolu nu ñuy def su amee loolu nag mooy gën ci Sénégal. mooy bu ko defee ñu nekk ci leneen xam nga yow yàgg nga wax fii ne. moment yi ñu toll nii te war nañoo tal leneen lu dul. yii te loolu daf ñuy freiner parce que y en a énormément de choses yoo xam ne yi war nañ cee mën a waxtaan war nañ cee mën a def ay jéego. yu dul ay xeetu détails yi nga xamee ne dafay tardé réew mi. et d'ailleurs képp ku mën a doon koo xam ne kii sa loxo sax duggoon na ci mbir yi. ragal naa ne da nga tëdd ba guddi nga réccu ko ne su ma yëgoon ne fii lay toll ma bañ cee dugg. parce que ndax da nga aw sa war a day lakk di dem di lakk ñax gu tooy dana lakk ñax gu wow à la limite da ngay dem ba yàgg nga ne est-ce que sax man lii soit complot ou pas da nga dem yàgg nga ne man sax est-ce que sax man mii man gënumaa sonn xew-xew bi ndax dootoo nelaw yaa ngay xalaat wolof dafay faral di wax ne kuy jéem loo mënul ñi lay seetaanay njëkk a sonn def loo xam wax loo xam boo tëddee nelaw boo tëddee nelaw kon nag nañ ñaan alhamdulilah yàlla na loolu am su ko defee ñu dégagé loolu lépp mu jeex takk réew mi nekk ci leneen ak lu mu ci mënta doon boobu ak léegi moom kii lee di Ousmane Sonko moom mu ngay déroulé mu ngay doxal Ousmane Sonko na ma ko waxee démb non Ousmane moom c'est quelqu'un boo xam ne lam ne woon changé wu ci dara mais rawatina jamono yi ñu nekk nga xam ne il fait la une un peu partout saa bu ñu xëyee ci médias sénégalais yi noo def Ousmane Sonko feeñ ci médias internationaux yi aussi puisque da ngay zappé di dugg ci médias internationaux yi bu ñu waxee ci Sénégal actuellement Ousmane Sonko boo duggee ci média ki internet bi également réseaux sociaux yi hashtag bi Sonko dafay faral di ñëw lu bëree dafa mel ni daal dama ko waxee démb rek Sonko partout Sonko fépp Sonko everywhere. yow li nga ñuy wax. bilaay walaay. yow mu Nicolas yow. sa Sonko. waaw non partout. waaw Sonko fépp. oui Sonko everywhere. oui justement donc voilà xam nga parce que xam nga wolof dafay wax ne lu defu waxu lu ay di jàmbat. quand même comme lu defu waxu te mooma te lu ay di jàmbat te mooma. kon moom rek moom la coow li di wër nii mais nag am na coow ñaari façon coow dafa am. am na coow boo xam ne bi mën na da lay jig. waaw da lay jig parce que da lay sax faf yokkal faf waaw am na nag coow yoo xam ni par exemple moom mën na la yàqal waaye benn bu ci nekk nag dafa am facteur yu koy indi am yu koy defaraat tam waaye lépp loo gis ci àddina mel ni moom coowam bi jig na ko de waaw mais waaw en tout cas mu ngay déroulé de waaw non moom même bu du woon coow li sax xam nga Sonko même bu du woon coow li waaw non Sonko amoon na bayre déjà waaw non mais dafa mel ni ak mbir mii daal affaire yi daa gën a tàkk parce que ñu ngi maa ngi xool sànq benn sondage bu ay institut def jamono yi ñu ne bu ñu defoon sa élection tey local élection présidentielle laa bu ñu ko defoon tey Sonko est largement victorieux largement ma la wax sax pourcentage bi il est autour de 70%. c'est très possible parce que c'est très possible xam nga damay faral di wax ne nañ def attention ci ñaar gis nga ñiy woote ay meeting nii di dajale mbooloo ñii ñëw ci mbooloo ak ñiy wote bokkuñu gis naa fi ay meeting yoo xam ne ci jamono Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf en 2000 da ngay réebay bëgg a dee gis nga dernier meeting bi nga xam ne moom la président Abdou Diouf di amaloon fii da nga naan Abdoulaye Wade jëru sax muy dem campagne dañ koy gagné
parce que meeting bi dafa bari nit mais au finish Ablaye Wade moo mujj gagné. pour faire savoir que affaire bi nekkul ci ay remobiliser. dajale ay militants déedéet affaire bi leneen la. waaw parce que dafa am ci Sénégal ay ndaw. yoo xam nga léegi ndaw ñi pratiquement romb nañ ay 60% ci population sénégalaise bi fi ñu toll nii. ñooñu tey jii buñ fippoo. ci misaal rek ñuy dem bindu ji. parce que ci exemple rek laay joxe nag misaal. ñoom ñëpp bindu ji te bu fekkee bindu nañ ba pare fas yéene sécuriser vote bi ba pare taxaw te léegi na fas yéene woteel ñi fi nekk. kon caaf mën naa xam ndax dañoo bari. loolu na ko kilifa yi di bàyyi xel. mouvement juvénile dafa garaaw affaire jeunesse dafa garaaw. ASC yi ci lañ bokk xale yi gis nga rek manifester yi ni mu demoon. ñooñu nag tey lim boobu ku ñu àndal. bu amul première mën ngaa dem deuxième tour de. doy na waar am na solo en tout cas loolu bëgg naa ci gis-gisu internet yi donc étant donné que actuellement on est en direct sur sunu page Facebook ak sunu chaîne YouTube voilà direct boobu chat bu ngeen ci dugg rek bu ngeen indee seen contribution par rapport ak li ñu wax concernant Ousmane Sonko ak fañ ci tollu jamono yi ak personnage bi ni muy amee de plus en plus nit yu koy topp ngeen indi ci seen gis-gis ci chat bi bu ko defee ma jottali ko en direct ci bile émission di ndekki li émission nandite yi maa ngi gis ci bële chat justement ci YouTube des réactions comme waa Acid TV nga xam ne soppey Sud FM lanu ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax wante it maa ngi gis benn message bu Menga Talla nee na bëgg ni ko à quand le duo Oustaz Maodo Faye El Hadji Assane Gueye maa ngi leen di bindee depuis le Chili Chili nag moo nekk Amérique du Sud. Oustaz nag moom nee na Menga Talla nee na dafa bëgg a duo El Hadji Assane Gueye Oustaz Maodo Faye. te moo bàyyi Assane moom sama waaye nag ndaw duo bu neex. xam nga Assane jàmbaar la borom xam-xam la te it ku bëgg lu baax la te sama xarit la. nit ku yiw la itam. de toutes les façons bu xam naa comme yow ku ne mën nga ko invité xam naa da ngay jékki-jékki rek gis ko mën a ko bërëq teg ko fii. te kenn du xam lu tax nga andi ko fi. mais daal ak lu ci mën a am. réew mi nañu gën a góorgóorlu waaw góorgóorlu nañu ko jéem a def te gën a taxaw. moo xam imaam kilifa yi la moo xam ndaw ñi la moo xam comme ci mën a doon. ndax am réew ay wax du ko defar. waaw am réew ay détails du ko defar. waxoon naa la fii ci ñi nga xam ne ñoo doon tabax les pyramides boo demee Égypte. pyramides yi gis nga ni mu mel. te gars yi de visiteurs yi dañ fay dem touristes yi. parce que ci jamono pharaon yi la woon moo pyramides yi ñoo jiitu ñëwu yonent bi ci kaw suuf. léegi nag ñu ko doon tabax am na benn waay bu ma sa laajte dégg naa ci Serigne si Ahmed Tidiane si mu koy wax. muy xool pyramides yi maanaam yi nekk Égypte di ko xool ba mu yàgg mu ne waaw ñii nun def ba tabax lii. benn waay nekk ci wetam ne ko daaw ñu déglu discours. quand même amuñu woon jot. parce que discours. da lay tardeel monde bi discours du ko defar. ay pratique ay jëf moo koy defar. ay jëf te jëf yooyu boo koy def non seulement doo ci boole coow. mais da nga koy def ba noppi bañ cee gis sa bopp. waaw waaye doomu aadama. boppam da ko gënal lu ne. ba tax da ñaare njariñam day tax mu fàtte njariñu général bi te général bi moo gënoon. intérêt général par exemple. intérêt général moo ëpp solo Socé est-ce que am naa foofu benn kàddu Guy Marius Sagna. aw ma ko fa doo seetal ma ko foofu Guy Marius Sagna ba mu génnee démb parce que xam nga ci mbir yooyu. seddal ba may wax sànq. bàyyi nañ ko waaw moom ak. Assane Diouf ak Clédor Sène. c'est comme ça mais surtout Guy Marius Sagna man nan nga gisee en fait Guy Marius Sagna boobu ak léegi au devant de la scène et à chaque fois. li muy défendre en fait il est resté constant sans arrêt ragalul dem prison ragalul ñu dóor ko ragalul ñu gaañ ko ragalul dara mais il reste constant dans ses positions voilà nan nga gisee Guy Marius Sagna. d'abord ci bala maa tontu góor pire wërta am lu muy ragal. góor pire du ragal. waaw gannaaw yàlla. est-ce que te yàlla sax dañ koy bàyyi xel di ko respecter di ndox ci ay ndigalam. waaye dama la góor pire. wërta am lu muy ragal. loolu nag góor day am fit. góor kon li ñu naan góor fit. dëgg la waaw mais xam nga fit mais fit boo ko amul doo dara. jigéen sax dafa war a am fit. ça dépend nag ci fit bi ni mu koy amee. waaw xam nga dafa am nag fit yoo xam ni baaxul. waaye bu amee fit ci maanaam mooy détermination. boo amee abnégation ci li ngay def. loolu mooy fit woowu te gis nga Guy Marius Sagna. gouvernement bi dañ ko comprendre lul. waaye dañ ko waroon di déglu sax moom. waaw te di ko bàyyi xel. ndax gannaaw li muy kaas lu baax ci réew mi la. bu fekkente ne kay lii dañoo gis ne lii lu dëng la. mu koy dénoncé. nañ xool lu dëng loolu ñu joyante ko te bàyyi ko. te kat Guy Marius Sagna mosoo koo gis muy sànni ay xeer. di dóore. man de mosuma koo gis
gis muy lakk ay kër di taal ay pneu véritablement man personnellement mosuma koo gis léegi nag koo xam ne kii li muy dénoncé c'est des tares yoo xam ne baaxul mais nañ ko déglu en tout cas il reste très virulent ci ay propos d'habitude maanaam moom nekkul ci yi ngeen nekkee noonu ay jàddal wala raayal d'habitude dafay jaar ci digg bi loolu tax aussi nit yi voilà de plus en plus sopp personnage bi ak na mu koy doxalee Guy Marius Sagna un extrait. nuyu naa leen yéen ñëpp man la Guy Marius Sagna gis ngeen ko je viens de sortir maa ngi soog a génn nii ci kaso bu Sébikotane maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm yéen waa Sénégal yéen ñi nekk Afrique fu nekk yéen ñi nekk fu nekk ci àddina bi ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp ndaxte tey jii nii bu fekkee mën naa génn ginnaaw yàlla yéen la donc maa ngi leen di gërëm et xeex bi nag dañ koy wëyal la lutte continue et Inch'Allah nous vaincrons jërë ngeen jëf. loolu am na ku ko waxoon seule la lutte libère donc moo tax mu ne la lutte continue xeex bi dañu koy wéyal gis nga de malgré que jafe-jafe yi mu ngi ciy doog a génn mais tout de suite c'est le combat continue donc c'est cette façon de faire là l'homme qui n'abandonne jamais qui est toujours accroché à ses convictions c'est quand même important. waaw xam nga ci àddina bi ni muy doxee depuis que le monde est le monde. boo seetloo ñi révolutionné lépp ñëpp di pour changer yi nekk ci seen dëkk ñëpp. soit dañ koy xeex ci seen kaddu. wala ñu xeex ko ci seen plume. bind ko wala ñu woy ko am na am na ñu nekk ay rastaman yoo xam ni li ñu doon woy ku mel ne Bob Marley. am na ay messages yu mu doon jàllale. am na yoo xam ni dañ koy jaarale foofule am na ñoo xam ni ci musique lañ koy jàllale wala ñu bind ko wala boog ñu jóg physiquement. jëw def faire gars yi face. lépp ay moyens la yu ñuy xeexee. léegi nag changement yi nga xam ne moom la ñu mel na ñoom gi ay activistes la leen di faral di tuddee. mais ñoom parfois dañuy gis loo xam ne lii. nit ñi dañ koy gis noppi ñoom ñu ñëw duut ci baaraam. daal ne lii ak lii jaaduwul parce que lii gis nañu ne am na benn jour ma dégg Marius Sagna mu naan naka la Sénégal mën a tolle foo xam ne fii askan wi am na ci ñoo xam ne ñi ngi sonn ci coono bi pendant que am ñoo xam ne ñi ngi naaw ci ay milliards mu mel na ñaari Sénégal am loolu dénoncé ko kilifa yi dañu war a bàyyi xel ñooñu seen message yooyu la même yow waa Y'en a marre par exemple parfois ñu génnee ay idées yoo xam ne loola du intérêt Y'en a marre mais intérêt national la intérêt collectif général lay doon mais malheureusement parfois c'est le peuple qui ne suit pas parfois ci seen idées yooyu ñuy doxal xëy na peut-être ñoom ci seen bopp bu ñu xoolaatee seen mode de communication seen approche danañ gën a gagné kër yu bare bari pour mën leen a xëcc mais ñoom gouvernement yi dañ leen waroon di bàyyi xel en fonction ci yi ñuy dénoncé ñoom ñu xam yan lecture lañ ci war a mën a jëlee mais bu leen di jàpp rek di dugal ci kaso bi di tëjaat di tijji def na fi ay trouble à l'ordre public loolu mooy lan xanaa nag aw mbaam bu deewoon ci mbedd mi trouble à l'ordre public ndax situation bi yëpp taxaw na boo amoon aw nag mu dee fii ci autoroute à péage bi wala yooyu mais bu amee embouteillage mais trouble la parce que kenn mënatu la dem kenn mënatu la ñëw donc ce qui fait que nit ki boo koy jàpp da nga koy jàpp ci loo xam ne lii boo ko waxee xelu kenn du tey mais jàpp nañ ko parce que daf doon bëgg a def li ab état naka la benn sénégalais képp mën a demee di def ay trouble à l'ordre public am na benn jour Guy Marius Sagna da doon dem nii rek ci war am ñuy marché de gars yi taxaw nii mu dem ne li à côté ne moom day jaar fii ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi loolu mooy lan mais da nga koy waxtaan ak moom ne ko jaaral nii su nangul nga kii ko tëj ko après man nga bàyyi ko léegi nag yooyu day dem ba mu yàgg léegi police bi maanaam kaso bi day dema dem ba mu yàgg nit ñi buñ ko miinee day lu nekk lu banal parce que da naan bon Sénégal boo ne ngay yi ñu door la ci kaso bi parce que te ñoom li ñuy wax man gis naa ne du seen njariñ njariñu réew mi yëpp la léegi nag bu fekkente ne wax ja am na njariñ te njariñu réew ma bala nga koo yóbbu ci kaso bi da nga koy déglu ba xam kii fan la jëm. Très bien man nag dama jël prétexte encore une fois ci Guy Marius Sagna j'ai parlé de l'homme ak la façon de faire bu ñu ko jàngatee naka la ñu mën a gisee tey maanaam gëm dara mu metti torop nga ciy dund lu ne mais malgré les difficultés nga accroché wu à sa gëm-gëm. nga gën a kii moo tax extrait bi ñu jàllale léegi am solo maa ngi nii génn prison mais le combat continue. mais tu vois cette détermination là. moo tax ma bëgg xam lan lañ ci mën a jàpp. mais loolu borom xam-xam yëpp dañ ciy bind ñu baree bind nañ ci détermination boobu ngay wax. bi xadril kat di tukkatasabul maani. c'est-à-dire que il faut que mu metti ngay dëgërlu. muy metti pour nga mën a façonné wu yow. xanaa xamoon ne yow ci sa détermination ci ngay nekkee nit. waaw ci ay sama détermination. lan la joteeg suma nite. waaw parce que c'est détermination devant les difficultés. loolu moo lay nekk loo nit. mais si tu n'es pas armé. d'une détermination capitale face aux difficultés. matugoo li nga doon. matugoo li nga doon. parce que kilifa nag du def lu la teel rek mu daw. déedéet nit day dal. day way ni am soow di waye noonu la nit di waye. waaye koo xam ne kii da ngaa yore jikkooy lëg. lapin.
lapin nu mu mel. boo neen xëy muy départ moom du fa taxaw naan ay xaw ma am na lu xew ak lu xew c'est pas son problème lapin moom kaay. c'est vrai que l'image me revient là. Oui. lapin gaaw trop. waaye da daan bëri waaye àgg na 52 000 kilomètres laa la wax ni moom dina xam sax lu xew ci gannaawam. Quand même. gaynde nag boo ko gis nga gaynde. Waaw. pour nga xam jikkoy gaynde pire. ah boo ko dàqee bu daw 3 mètres di taxaw xool lu ko dàq. danaan karaj geesu. waaw. non xoolal documentaire yi. oustaz nag man dama yàgg seetaan documentaire gis nga animalier yi. gaynde foofu nga xam Dëgg la. ne gaynde jàmbaar la. waaw. boo ko dàqee dana tëb de. mais buy dandu tuuti taxaw ba xam lan moo ko doon dàq. lëg nag da ko fa dul xaar moom du lu xam ba xam ku nekk ci gannaawam. léegi naan fa ne fes. ne fes na mes. te du geesu de. quand même. du xamul sax lu koy dàq moo day donc doomu aadama dafay am détermination da ngay mais yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. mais bu amul woon détermination mission du yegg. di. mais lu nekk daj na ko. toj nañ ay tànkam sànni ko ay xeer. mu dem Uhud daanaka ñu jam ko fa. ba mu bëdd aw doj ñëw et cetera. ay bokkam génnee ko Makka. ñu xeex ko mu dem Madina. mu def fa administration mais na ma ko yàlla baal mais bu doon suñu ñii danaan lu amul lu mburu ma dajul ca taal bi loo xam ne daanaka yonent bi daju ko. ndeysaan. boo demee ci Serigne Touba. bu amul woon bi xadaril kat di tukka tasabul maani. mais sëñ Bamba kon du dem. est-ce que. mais da ngaa yaakaar ne mouridisme bon ba sax mouridisme mais sëñ Touba ci boppam. da ngaa yaakaar ne bu amul woon fulla ak jëm ak fit. ñett yi yàlla def ci moom sujaa jismiya mooy njàmbaaru yaram. sujaa aqliya mooy njàmbaaru xel. ak sujaa ilmiya mooy njàmbaaru xam-xam. yooyu ay ponkal la yooyu ay mbir la de. bu amul woon ñett yooyee. du dem kon Cheikhul Khadim du dem. est-ce que. bu amul woon ñett yii. mais nag heureusement yàlla jox na ko. mooy sujaa aqliya nga am njàmbaaru xel ba looy def nga xam fu nga koy teg. nga am sujaa jismiya nga xam ne lu mu mbir tar lu mu metti nga dërlu ko ngir yàlla. ak sujaa ilmiya nga am njàmbaaru xam-xam. ci sa mbind ak yu demee noonu. mais bu du woon loolu kon day jékki-jékki démissionné. léegi loolu nag góor nag noonu la war a mel. quand même. kenn du def bu méttee rek. nga dellu ginnaaw. nga mel ni lapin. te nee woon naa la fii benn bis. waaw lapin moom def nee naa la léegi dafa dul xaar ba xam moom xam na ku ko dàq. gis nga nee naa la fii benn bis na la. doomu aadama. bu ganee àddina ci minute yu njëkk yi. ñu ubbi xale bi ne kii de góor la. booba nga waroon a góorgóorlu. dëggal loolu. jeex na amatoo dara lu la war a mel. kon loolu am na solo jërëjëfati oustaz Maodo Faye maa ngi profité ci occasion bi di nuyu Adja Awa Thiaw Sud FM Kaolack defe naa ñoom dañuy synchroniser. Awa Thiaw waaw bu ma jumul Kaolack ak Saint-Louis am nañ daal ñaar ba ñetti station régionale yoo xam ne. ñoom waxtu wi danoo synchroniser bu ko defee waa gox beeg goxaat bi ñeneen ñi nag ñoom danoo am seen i ay programme local léegi ñooñu ay programme locaux ñu bàyyi leen ak waa localité ba ñu daal di koy coacher mais ñun am nañ ay station régionale yoo xam ne bu yu Sud FM dañuy synchroniser ak bu Dakar waxtu wi lay bu jotee kon ñu ngi leen ciy nuyu di leen ci sant ak di leen ci gërëm ñi nekk ci réseaux sociaux yi ak plateforme yi YouTube ak Facebook bégg nañ leen justement en parlant de réseaux sociaux il est peut-être temps à 11h35 minutes d'aller rejoindre sunu gars yi ci WhatsApp kon ñu dem WhatsApp. bu ngeen bëggee bokk ci bile émission mën ngeen yónnee seen message wala woote ci numéro WhatsApp bile di 77 959 51 53 77 959 51 53. laaj tamit si histoire est-ce que am na fi fu ñu wax si histoire foo xamante ne dañ ne yonent Yàlla Aadama bu mu gaañoo ba léegi bu mu génne àdduna ba léegi am na nangam million d'années wala am na temps at quoi ndax loolu laa doon laaj te tamit damay faral de seetaan documentaire ñu wane ay nit ñoo xamante ne boo leen gisee dañoo xaw a nuroog golo tuuti ñu leen di wax ay homo sapiens xaw ma ñu ne ñun si zaaru nit ñooy lañ jógee waaw dama doon laajte nit ñooyu ay homo sapiens zaaru nit ñooyu ndax ñooñu si aadama aw lañ jógee wala loolu tam ñoom tam yàlla da leen sàkk à part. jërëjëf mbokk mi ci WhatsApp bi kon oustaz Maodo fa mu daanalee fa lay tàmbalee ñooñee ñuy woowee homo sapiens nee na nit yooyu nduroog golo torop ndax ñun ci ñooñee la ñu jógee. Bon, là, il faut nous remonter un tout petit peu l'histoire. Oui. Charles Darwin, Oui. qui def théorie sur l'évolution de l'homme. Kuko ki Charles Darwin. mooy historien ba. Oui, il a dit que le nit ci golo la jógee. Ah. Mais man de sama maam jégul ci golo xanaa je sais pas mais de toutes les façons
man en tout cas man sama bopp laa xam. Oustaz, mais quand même on vient forcément de quelque part. mais On est d'accord. pourquoi évolution bi arrêté bu fekkoon ne ci golo yi lañ jógee lu tax golo yi soppeeku nekk nit ba léegi. depuis longtemps l'homme est l'homme le golo est le golo. Singe moom ba léegi mu nekk singe rek léegi nekk foofu donc pourquoi léegi processus bi arrêté wu donc il y a un problème même sax Charles Darwin ci théorie bopp dem na ba yàgg mu mettre ko en cause léegi ñëpp xam nañu golo yi kay ñoom golo rek lañ mën a doon. mais dëkk laa jur rek mais golo égal golo boo nit égal nit c'est tout léegi ñooñu ñëpp suñu borom a leen bind. waaye nag nit moom yàlla bind na ko ci ni mu nu expliqué ci alxuraan ni mu ko bindee jox ko xel. xëy na nag entre temps évolution bi xëy na suñu borom moom la neex mu doxalee noonu. noonu rek la àddina tëddee ba fii ñu toll nii waaye nit moom yàllaa ko sàkk golo yàllaa ko sàkk. teg fee am na nag yu bëree bëri yu ñu nuróole. waaye imaa nag dem ba wax ne nit kee ngi jóge ci golo moom kooku moom beneen affaire la léegi nag Adama ba mu gaañoo léegi ñaata at la loolu xaw ma ko. te dafa naa ni itam jàngaguma fenn ci téere ñu ne tant million la wala nangami at dund na ko ba mu dee année 1900 beeg yooyu loolu wax dëgg yàlla sama xam-xam yeggu ci xaw ma ñaata at la. voilà jërëjëf Oustaz kon mën nañ jàll ci ñaareel bi ci WhatsApp. waaw mais golo reste golo nit égal nit c'est tout. kon ñu dem ci ñaareel ba ca WhatsApp. am naa nag benn laaj boo xam ne bëggoon naa koo laaj damay faral di dégg benn wax ñu koy wax nit ñu bari Sénégalais yi ba si woykat yi sax da ngay dégg ñu dëgg woy ñu naan ku ñu bind yonante bi moo tax ku ñu bind yonante bi ci leeru yonante bi la ne bind wax ji wér la wala wax joo xam si ne woykat yi ñoo koy wax wala nit ñi ñoo ko faral di wax seen làmmiñ ñi rek ñu ngi leen di siyaare baax a baax a baax di leen bàyyi xel saa su nekk rek. jërëjëf mbokk mi ci bàyyi xel bi ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bëggee waxtu wi lee bu jotee parce que bëri nañ ci soppe yu baax a baax a baax gis nga de laaj yi moom ku ci nekk ak la itteel kon oustaz tontu li. waaw xam nga mag ñi fi nekkoon parce que laaj bi daf ma interpellé ndax sama turandoo bind na lu xaw a mel noonu. ma xalaqa rahmaan boobu mu doon wax naan daanaka lu yàlla bind rek ndeysaan ci mbaaxu yonent waaye loolu dafa am déggin. am pirin. mag ñi dañoo bëggoon yonent bi lool sallallahu alayhi wa sallam. ba lu nekk tagge nañ ko lu nekk waxee nañ ko. dañuy faral di wax ne ñiy def ay amdaax ñiy tagg rasulullahi lépp loo mën a wax yonent bi rek baax na lépp loo ko taggee baax na xanaa rek nga ne ko ba mu des nga ne ko yaay yàlla yonent bi daal loo ko taggee wala nga jox ko attribué ko rek baax na waaye bul na ko mukk nag yaay yàlla ndax nag du yàlla waaw yonent bi du yàlla ndawal yàlla la waaye du yàlla léegi nag ci alxuraan moom loolu man gisuma ko ci bokk duma ne newu ci waaye man bokk ci sama xam-xam gisuma fu yàlla waxee ne lu ma bind rek yonent bi doo nga tax ma bind ko loolu moom gisuma ko ci alxuraan waaye nag am nañu tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ci mbaaxam day dem na ba yegg foofu le loolu nag xëy na beneen xam-xam la waaye daal ñenn ñi bëgg nañ rasulullahi ba nga xamee ne tagg nañ ko lu ne et d'ailleurs c'est très bien lu baax la waaye nag lu ñu bind la nii moom ci téere alquranul karim loolu wax dëgg yàlla gisuma ko. ok kon loolu oustaz Maodo Faye nee na gisu ko kon leer na. ñu ngi sant bu baax di gërëm mbokk moomee ci whatsapp bi doon ñaareel bi sant leen gërëm leen yéen ñi nga xam ne yéenay ànd ak ñun suba su ne 11h40 amul ñetteel dafa am ñetteel. ayca kon ñu dem ci ñetteel ba ca whatsapp. di nuyu Serigne Maodo Faye ak Serigne Mbacke Sylla maa ngi leen di ziar di leen ñaan jàmm ak salaam di ko sàkku ci yéen te ñaan yàlla boole defal ñu jàmm. damay laaj nit bu génnee àdduna tegginu wax faatu na deena la ñuy wax deena wala faatu na wala gaañu na bu ci gën a tegginu ndax man damay faral di dégg ay wax yoo xam ne ay deena loolu daal man mooma métti mooma jaaxal may laaj lu ci lislaam wax. jërëjëf mbokk mi soxna si di ko sant bu baax di ko gërëm kon oustaz nit bu génnee àdduna dañuy wax faatu na wala dañuy naan dee na. waaw xam nga li kilifa gi waxoon rek lay fàttaliwaat xam nga baatu dee dafa diis dafa metti itam. ci waxu wolof maanaam intonation bi dafa diis. dee na waaye faatu ban ko tuddee dee rek la metti dañu ko waroon tudd ne waa ji delluwaat na rek fa mu jóge woon. waaye ban ko tuddee dee rek. ci la diisee. léegi nag faatu. maanaam dellu na rek mën nañ ko waxee noonu. léegi nag faata mooy loo xam ne romb na. xam nga baatu arab la sax. lu xat faata mooy loo xam ne jàll na sa gannaaw mooy dem na. léegi nag dee na moom dafa diis kenn du ko wax kilifa même en français moo yooyu day ñëwaat. su ma la waxee ne la hier j'ai rencontré ton épouse. moo gën a joli moo gën a rafet j'ai rencontré ta femme. gis nga la femme et l'épouse est beaucoup plus responsable moo gën a en français dire telle personne est morte voilà dafa grave dafa trash waaw voilà on dit souvent il est décédé voilà xam nga mi ngi mel ne enterrement ak inhumation
xam nga inhumé enterré xam nga dafa baat yi dafay diisante yooyu léegi nag mi ngi dépendre ci tegginu nit ki nit ki faatu na moo gën a jekk foofu nit ki deena nit ki deen xarma deena nag ma nes na ko wax mbaa nag wa deena waaye nit moom wax dëgg yàlla faatu na wala bawoo na fi wala noppalu na da ngay dégg sax ñu naan noppalu na wala wàcc na liggéey sax léeg-léeg nga dégg ko suñu bokki murit yi ci ay teggin diw de dafa wàcc liggéey diw de ñu ngi leen koy jaale ndax léegi noppalu na yooyu moo gën a baax mais diw deena loolu dafa metti dafa diis lu tax nga ne loolu jekk na ci xar bi wala ci kii bi mais jekkul ci nit ki waaw mais parce que yàlla dafa teral doomu aadama waaw sama xarma deena moo gën sama nit ka deena sama xarma faatu na moom mënuñu koo wax non xam nga faatu dafa am lu ñu tuddee attribution ci ay mots dafa am baat yoo xam ne dafa am fu muy collé fu mu baax waaye am foo xam ne boo ko fa yóbboo day dootul nekkati ndax xar mënta nekk nit waaw te faatu dafa nekk baat boo xam ne bii nit a ko moom mais xar nag d'accord collectivement mën nañu ko tuddee lu waaye li gën daal mooy xarma deena même si xar bi c'est un être aussi qui respire comme nit ouais, mais il réfléchit pas quand même mais il réfléchit pas d'accord c'est un animal waaye donc par conséquent am na différence entre léegi niveau bi nit ki fi mu toll ak darajaam di ko yàlla jox wala xat karam na banni aadam bokk rek nag woo xam ne bi aw nag dong la woon yow fee di ko jox ngooñ kooku boo nee nag wa deena du déranger kenn waaye boo nee sama nag wa deena y'a aucun problème mais sama waaja deena kooku am ko ami teggin du ko wax am na solo kon jërëjëfati oustaz Maodo Faye amati na solo na muy amee solo saa su ne dellu di ko sant di ko gërëm di leen sant di leen gërëm yéen ñi ànd ak ñun suba su ne ci ndekki li émission nandite yi la ma waajaloon nag maa ngi gis ci interpellation yi ndax ci réseaux sociaux yi xam nga message yi ngi takkar naa si jamono ji am na ci benn bu ma gis ku ne du ngeen ñu waxtaanal tuuti ci sëñ Babacar Sy ma ne ko da ngaa bëggoon voilà ñëw ci kii bi rek mais loolu yëpp c'était prévu et ça ñu ngi ko prévoir maa ngi ko prévoir ak oustaz Maodo Faye parce que comme on dit le meilleur pour la fin n'est-ce pas oustaz kon 25 mars ñiy fàttaliku tey sëñ Babacar Sy waaw xam nga programme woon nga ko sax ci waxtaan wi la bokkoon maanaam lii ñuy waxee ni Cheikhul Khalifa Aboubacar Sy radiyallahu taala anhu moom ci waxtaan wi la bokkoon heureusement kooku xam naa dafa sant Diouf rek yàkkamti waaw 25 mars 1957 la Cheikhul Khalifa Aboubacar Sy nelaw mu nekkoon jëmm joo xam ne ji ku amoon stratégie la ci wàllu tëralinu àddina am bari woon xam-xam lool bind yi tamit woy na si Cheikh Ahmad Tidiane Chérif al Fatimi yi bëggoon Seydi Hadji Malick mi nga xam ne moo ko meññi moom doomu maam Ousmane boobule maam Seydi Hadji Malick nag moom Serigne Babacar Sy jege woon na ko nur woon na ko maa ngi gis ci benn vidéo sax maam Alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh woy wu muy woy di ko jëmale ci kii nga xam ne moo di Cheikhul Khalifa Aboubacar Sy moom nag mooy wéy juru borom daara ji Serigne Mansour Sy borom daara ji moo juri Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin moo jur Serigne Sy Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moo jur Serigne Pape Malick mi gaañu bu yàggul bu Cheikhul Khalifa moo leen jur moo jur soxna Aminta Sy am na ak njaboot goo xam ne gi itam jiitu nañ ko bu yàgg-yàgg moom maanaam dafa peegoon àddina maa ngi dégg ci benn waxtaan bu président Senghor doon wax naan bi may bëgg réew mi fi ma njëkk a teg sama tànk mooy ñëw fii ci Tivaouane ñu ñaanal ma te ki ma ñaanaloon du kenn ku dul Cheikhul Khalifa Aboubacar Sy nii te Senghor teg ca ne Serigne Babacar Sy la mu tëraloon ci sama ne ba ma fa jaaree damay réussir ba ma fa jaaree damaa réussir mu ne ko kon nag yow yoreel naa la njukkal nekkoon na it koo xam ne kii ku bari woon personnalité sax si am la am na foo xam ne fii bu comme nii bu bëggul ku ko ñemee kenn du ko laal mu nekkoon it koo xam ne kii ku fegu la ku bari xam-xam la ku sell la te tamit digganteem ak Serigne Fadilou Mbacké dafa rattaxoon lool moo tax Serigne Sy Ahmed Tidiane Sy doomam ci boppam dégg naa mu nettali mu ne mas nañ ko yónni papaam ci Serigne Babacar ci Serigne Fadilou Mbacké mu dem sëñ Fallou na ko yow de Serigne Cheikh sa bàyyi ma la gënal mu ne ko déet waaw mu ne ko déet waay mu ne ko déet Babacar ma la gënal mu ne ko lu tax mu ne ko moom sa bàyyi dana tàggoo teew doo tàggoo xam nga génération yi dañoo bokkul moo tax Serigne Cheikh na ko d'accord na donc Serigne Babacar Sy moom moo créé lu ñu tuddee daayiratul kiram maanaam stratégie tarixa yi ni mu tëddee tey jii ba daayira yi am dawaayir yi am si genre général di am loolu lépp ci moomam la ci moomeelam la ba mu nekkee Tiwaawan yi tamit boo nee al xalifa rek ñëpp jàpp seen xel dem ci Cheikhul Khalifa Aboubacar Sy donc yàlla joxoon ko bayre ba léegi nii xale yi mujj judd sax ñoo gën a sopp mbay tabarakallah yàlla bëri na ci soppe de tey boo xëyee ci réseaux sociaux yi ay partage am rek ngay gis statut yi instant bi mooy xale yi ngay wax noonu sëñ Babacar Sy mais fépp ci statut yi moom sëñ Babacar moom dafa am mayuk boppam xam nga nit ki da nga ko meññi ba noppi mu am mayuk boppam moom sax waxal na ko boppam ndax yooyu dañ ci dul dugg rek xam nga ñun nag tijaan yi day am limite yoo xam ne duñ ko mën a wax ci rajo mais xam nga moom dafa am mayuk boppam goo xam ne gi sunu borom da ko koo jagleel mu am ay xususiyaat maanaam ay particularité yoo xam ni da ngay xam ne kii
mooy sëñ Babacar. waaw te itamit wax dëgg yàlla bari na ci ay kàddoom yoo xam ni da koy wax mu am wala mu ne def leen lii mu am wala lii ak lii mooy am wala nangam ak nangam kenn du ko dindi nii la ko suñu borom di defee donc nag léegi nag basiira boobu ko yàlla joxoon mu di gis-gis wala ba kashfu boobu nga xam ne yàlla defaloon na ko ci ay mbir yoo xam ne yi kenn mënu ko wax ci ab rajo waaye boo xoolee Cheikhul Khalifa jëmmam sa xel immédiatement day dem ci tarixa Cheikh Ahmada Tidiane radiyallahu taala am na solo xam naa ne chapeau bi aussi jeune génération bi sopp nañ ko lool. waaw borom bonnet carré ba lañ ko daan wax voilà borom bonnet carré bi borom sàkkalawu yàlla war a fa lu nekk mbay yaanu doy maanaam mbay doon de lu nekk woy na ko Serigne Babacar Sy radiyallahu taala maanaam xalifa nag am na ci woyam yoo xam ni sax da koy tagga ba nga xam ne daanaka daal moom lu nekk wax na ko juboo nga ak sa yàlla juboo nga ak yonent bi Cheikh Ahmad Tidiane Sy nangam Cheikh Ahmad Tidiane Chérif nangam moom ci boppam sax Hamad Masayaaw ak yeneen yoo xam ne yi daanaka ab conférence sax xaju ci waxtaane Cheikhul Khalifa nag dama ci xaw a tuuti waaw parce que man dama lay faral di wax na la ci tarixa bi dafa am jëmm yu mel ne moom Alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh lu mel ne Cheikhul Khalifa mii ñuy waxtaane lu mel ne sama turandoo Sidi Hadj Malick yooyu du ma ci bëgg di wax ndax dama dul nekkati ki ma doon waaw ndax damay rëcc te damay bañ a rëcc nag parce que wax dëgg yàlla damay dëgërlu nii sax mais li may wax rek sama xel daanaka mi ngi laal Sidi Hadj Malick di gis ci biir Dabakh di gisat Cheikhul Khalifa man ci diggante boobu laa nekk moo tax yàlla na yàlla taas ñu ci seen barke waaye nag kenn du Alaaji Malick parce que Cheikhul Khalifa ku mu xaj ci sa gannaaw rek mbër nga waaw parce que ndax wilaaya yi yàlla def ci moom karamaat yi yàlla def ci moom daraja yi yàlla def ci moom xam-xam bi yàlla def ci moom ku ne kooku sama njaboot la yow mi ko jur kenn xamul li nga doon yàlla defal ñu sutura allahumma amiin jërëjëfati oustaz Maodo Faye amati na solo na muy amee solo saa su ne loolu pàcc la boo xam ne dama la ko bëggoon bàyyile nga dem ci mais gis naa ne àgg nga benn niveau boo xam ne voilà c'était ça devenait compliqué je l'ai vu dans les yeux et ça se comprend ñu ngi la ci sant bu baax di la ci gërëm oustaz Maodo Faye ndax bëri nay soppe yoo xam ne mbokki jullit du ma wax sax mbokki tiijaan yi mais mbokki jullit yi ci boppam doon nañu soxla pàcc bi leen ndax voilà sunu te am naa ci émission sax bu ma ci war a def tey jii ci télé bi ci 2S waaw nga xam ne spécial Cheikhul Khalifa lay doon maag Imam Moussa Gueye kon rendez-vous 2S TV ak oustaz Maodo Faye spécial sëñ Babacar Sy ce sera ce soir jeudi mais puisque tey mooy dernier ndekki li de la semaine mais li may def rek mooy profité ci occasion bi justement oustaz laata ngaa dem dama la bereloon lii ndoxu waalo waaw ñoom de maa ngi nuyu madame Mbodj maa ngi nuyu madame Mbodj bu baax a baax di nuyu tamit ñoom tàngal bégeeg waaw yooyu yëpp yàlla defal ñu sutura amiin koor gi nag dama leen di ñaan yéen jullit yi ngeen di naan ndoxu waalo bi ndax waalo dafa am histoire dafa am histoire te waalo yi danañ ñëw ci histoire am bu baax a baax waaw histoire waalo sax danaa ci ñëw wallaahi ngeen naan ko ci koor gi baax na loolu ci koor gi am na solo waaw tabarkalla kon oustaz maa la jagleel yii lee pack d'eau koor gi bu accès rek inchaallah ma dolli ci yeneen i xéwal yàlla na ko yàlla mottali lii dama ko tàmbaleek yow am na yeneen pack yu nekk ci suuf yu ñu la dencal waaw góore waay muy ndoxu waalo bi nga ne na ko sénégalais yëpp di teewoo ndax mooy sunu ndox waaw mais dafa am lu tax sax mbiree ngi ci loolu am na solo pack d'eau yi nag danaa ci boole équipe digitale Papa Dio bu ko defee moom itam ma beral ko loxo ak ay pack d'eau équipe technique bi nag danoo xaw a kii costaud macha allah léegi nag dinañ xool kenn ku ci ne naka lañ leen di jaglelee ñoom itam seen pack d'eau ak yeneen i bagage yi nga xam ne sponsor yi dañ ñu ko jagleel ñu jagleel ko ñun itam mbokk yi nga xam ne dañuy liggéey ak ñoom te ñu jàpp ci liggéey bi bu baax a baax am na solo sant ak gërëm bu baax a baax également Serigne Sam Bousso di suñu soppe di ñu bàyyi xel suba su ne ñu ngi koy bëggee démb ba may génn la ma docteur Boubacar Signaté di woo nee ma mu ngi lay bëggee xam nga docteur Boubacar Signaté ba fi coronavirus accès ba léegi moo ñuy gunge suba su ne dëgg la waaw man dès le départ dama ko ne docteur daal il faut que nga may gunge pour nga ñuy jox information ni mu gën a leeree voilà bi ñu demee kon ba atub 2020 internautes yi boole ko ci kàngamu santé yi ñu gën a taamu dama ci fier oustaz parce que tout simplement docteur Boubacar Signaté il nous accompagne et il nous aide beaucoup ci liggéey bi vraiment wax dëgg yàlla yàlla jàppale ko waa SOS médecin yëpp ñu ngi leen di nuyu oustaz du ma dem te jaalewuma Issa Niang
waaw papaam waaw loolu it ma bàyyi la peut-être nga sànni ci ñaari kàddu. waaw ndeysaan góor gu baax la woon koo xam ne kii tamit ku bari woon yitte la ci wàllu xam-xam jàngoon loolu itam ci wàllu tubaab ak yu demee noonu nekkoon nit ku baax daan am ay idées yu rafet ñu ngi koy jaale ñëpp soxna Issa Niang moo ñàkk way juróom woowule yàlla nag moom àjjana yàlla na ko dugal ca àjjana ya gën a kawe tabarakallah amiin kon Issa Niang sunu consoeur di sunu sœur ñu ngi koy jaale bu baax a baax di ko masawu également bon courage garde la foi Issa Niang on est de tout cœur avec toi merci beaucoup Issa Niang mooy borom baatu wurus bi nga xam ne moo leen di accompagner ci Sud Midi Sud FM journal Midi bi saa su ne jërëjëf ñu ngi koy jaale bu baax a baax di dellu di leen sant di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéen a àndoon ak ñun boobook léegi ci chat bi bëri na ay message Aba Younous As Malik Fatou Samba Silla Ata Seck Yoroba Ousmane Nia waa Jaaytaar shop nee nañ Oustaz Maodo la nga leen wax dinañ ci bàyyi xel nu nu soppee seen boutique boobee Oustaz Maodo Faye bu ko defee bu boobaa dinañ dem foofee ca Jaaytaar shop ñu xool naka la noo habillé ñun itam n'est-ce pas kon sant nañ leen gërëm nañ leen bu baax a baax merci à tous de nous avoir suivis n'oubliez jamais viser la lune c'est important je vous souhaite de passer un excellent week-end on se retrouve sans doute la semaine prochaine merci à l'équipe technique merci à l'équipe digitale merci à Oustaz Maodo Faye merci beaucoup parce que Oustaz Maodo damay bàyyi mu sedd mais Oustaz nag vraiment si je peux me permettre nit nga macha allah maa ngi la ciy sant bu baax di la ci gërëm man je ne suis pas facile yow xam nga ci dara mais Oustaz daal macha allah daal yàlla na la yàlla sàmm ci xam-xam bu sell bi bu rafet bi et puis voilà des fois bu ma xawee kii rek nga may comprendre rek di ma jégal sa yaay tax de sa yaay lay xool rek wallaahi jërëjëfati Oustaz Maodo jërëjëfati merci beaucoup à nos amis et on se donne rendez-vous la semaine prochaine salut ci darajay hadis yonent bi ci darajay salatul fatih ci darajay malaikatul muqarrabin ci darajay aqtaab yi ci darajay afraad yi ci darajay awliyaa urrahman ci darajay ay ak mashayikh yi yàlla may nu jàmm ju mat ndekki li daal